pour xeex sa te bi leer faaw ñu nangu booloo ndax dañu saagaan yoo dëgg la 14h47 minutes. Elle s'appelle Fakeba, une nouvelle artiste à découvrir qui est très 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 connue un petit peu à l'international. Alors Fakeba, assalamu alaikum. Déjà bonjour à toi. Bonjour, salam alaikum. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. Ok, ñu ngi lay dalal ak jàmm. Alors Fakeba, c'est très intéressant tey dama def choix invité la et puis jël la tuuti parce que déjà yaa ngi Sénégal pour quelque temps nga nekk quand même artiste boo xamante ne da nga am sa style à toi li ngay def c'est un peu de l'électro et puis c'est une musique qui est beaucoup plus internationale ouverte. On voit déjà que am na ñoo xamante ne ñu ngi lay suivre maa ngi gis ku tudd Fatou Ndiaye Dioum qui te suit et puis qui te dit un bonjour. Donc ma bëggoon Sénégalais yi ñuy déglu nga présenter un petit peu sa bopp nga wax leen fan nga jógee qui tu es lan mooy parcours bi lan nga mus a def ses produits sa album yi nga jot a génne puisque tu en as déjà sorti au niveau international afin que gars yi gën a xam yow yaay kan. salaamaaleykum maa ngi nuyu suñu voilà mbokk yëpp di wax Fakeba nag benn pël la ak mandeng Fakeba fu mu commencé mooy musique acoustique laa doon def parce que damay jouer guitare basse aussi. Après bi ma nekk naag ak artistes yu bëri fii jot naa liggéey ak artistes yu mag yoo xamante ni mën naa citer quelques. ku ci mel ni Ali Beta Carlou D ak Habib Faye. Voilà def naa aussi ay publicités yu bëri. D'accord, ok actuellement album bi ñuy déglu nii da nga ko génnee Sénégal génnee nga ko ba pare à l'international. Pourquoi le choix nga ñëw ba Dakar pour jéem a au moins vendre li nga xamante mooy sa musique en sachant que l'électro n'est pas une musique boo xamante ne fii Sénégal gars yi dañ koy suivre bu baax pourquoi ce choix ñëw génnee sa album Sénégal et puis jéem ko découvrir loo gars yi. waaw xam nga tout d'abord nag ay sénégalais lañ te tamit pour man. foo mënti nekk ci àddina sa dëkk da nga ko war a représenter te man damay représenter Afrique parce que man maay ambassadrice tu marque Roland Corporation man maay leen di représenter fii au niveau de l'Afrique. D'accord. Donc pour man dafa jaadu ma ñëw fii Sénégal wan leen li may def seen doom li muy def et puis voilà ñu xam musique électronique parce que c'est une musique de masse. D'accord. Ok donc actuellement bu ma juumul côté Espagne beaucoup plus nga xaw a nekk foofu est-ce que da ngay def ay concert est-ce que da ngay jouer foofu est-ce que am nga équipe boo xamante ne da ngay def ay tournées comment ça se passe un petit peu quand tu es à l'extérieur. waaw au fait Fakeba am na sama producteur mi ngi tudd John Friday moom anglais la. joué na un peu partout dans l'Europe nii am na benn tournée boo xamante ne am nañ 18 dates yoo xamante ne mondial la. Après nag ci laay ñëw fii Afrique aussi. D'accord inchallah bu soobee yàlla. Alors ci projet bi ngay génnee bi ñu nekk di découvrir tout doucement est-ce que am na ay combinaison yoo xamante ne di nga ko def ak ay artistes wala ay remix yoo xalaat def peut-être ak ay mbalaxmaan wala ñoo xamante ne ils sont plus traditionnels. Parce que boo xoolee tam ak identité musique bi ngay def peut-être mooy ëpp originalité est-ce que c'est prévu de faire des featuring avec des artistes ici. waaw loolu xalaat naa ko parce que man lépp lu ma mënti am Sénégal moo ma ko gënal. Donc loolu moo tax sax ma ñëw fii nii pour wane musique électronique c'est vrai que gars yi dañ ma doon wax non fii gars yi duñ ko déglu ma ne non il faut arrêter ça. Il faut tamit ñun ñu oser wane. dina am ñu ko bëgg dina am ñu ko bañ. Bien sûr. ñu wane rek boole ci ñëpp parce que musique la boo xamante ne aussi c'est international te boo gisee ma ciy wéy olof. C'est pour wane langue africaine. loolu moo tax parce que mënoon naa ci way anglais parce que ñi ma jël c'est des anglais c'est des espagnols et anglais. mais man dama ne leen man damay imposer sama làkk. maanaam olof laay woy wala pulaar parce que je suis pelé mandeng en fait. D'accord woy ci pulaar wala moom woy ci mandeng. D'accord donc maa ngi gis quand même sonorité yi c'est vraiment de l'électro. Mais est-ce que tu as pensé à peut-être utiliser des instruments traditionnels yoo xamante ne ay instruments Sénégal comme tama comme sabar wala leneen djembé pour mun ci def peut-être ay rythme. waaw boo seetloo am na benn bi nekk am na ci son yi boo xam ne dosoba la nekk. boobu am na ay rythme africain. boobu am na ay dosoba. D'accord peut-être ñu jéem ko xool. tout de suite découvrir ko tuuti. acca
Dylan Fatali, on est en direct avec une artiste qui s'appelle Fakeba, qui est un petit peu basée en Europe, mais qui fait de l'électro. On va découvrir ça. C'est un autre style de musique, mais comme elle est au Sénégal pour quelques temps, nous allons profiter, nous allons découvrir avec moi ce produit. Voilà, Fakeba en direct sur King FM, un produit à découvrir. Voilà, c'est de l'électro. C'est une musique quand même qui est assez intéressante et puis très différente. Sénégal, briwul ñuy def électro, mais c'est toujours un plaisir de découvrir certaines musiques urbaines. Moo taxoon ñu def choix tey jël ko pour quelque temps. Fakeba, son bi lan lay expliquer exactement mu ngi tudd Dans son bas. Mu mel ni vraiment c'est très traditionnel boo dégloo un petit peu fond bi. Ça parle de quoi exactement? Au fait, Dosoba, c'est un ami. Moom benn kii la au fait mën naa ne benn mara la bu mag. boo xamante ni Afrique ñëpp xam nañ ko. mais man ak moom bi ñuy xamante man xaw ma woon ni sax moom mara la. D'accord. donc ci noonu la xamante ba voilà. li tax nag moo woy ko dafa am benn affaire bu mu def te dañu toog waxtaan ci yàlla lu bëri. mu wax ci wax boo xamante ne ma xam ne peut-être kii même bu nekkee marabu wala mu nekk féticheur. xëy na daf ko dondu mais bu sañoon moom en personne du ko nekk ndax xam na ni yàlla rek moo am. loolu moo tax moo woy ko moom Dosoba. D'accord. En tout cas c'est un titre très intéressant xam naa ne bii ci tubaab bi dina dox bu baax. parce que style bi ak affaire bi nice na. Est-ce que fii peut-être balaa ngay dem Fakeba t'as prévu de pouvoir peut-être te produire ci benn club wala est-ce que tu as prévu de faire un mini concert wala dara pour gars yi xaw la gën a nand. waaw maa ngi war a jouer Institut français le 9 avril maa ngi Dakar maa ngi Saint-Louis maa ngi Kaolack maa ngi Ziguinchor maa ngi Banjul aussi. D'accord. damay def tuuru Institut français yi nekk fii ci Dakar. D'accord. ak Gambie. En collaboration ak kan wala Institut. non Institut français ñoo ma kii. ñoo la contacté. Ok super en tout cas ça fait plaisir il est 15h xam naa ne peut-être dañuy mos Africa bi et puis jéem a tàggoo gars yi et puis inchallah ñun dinañ jéem a def ba nga xamante ne gars yi dinañ gën a naan sa musique promouvoir ko. et puis ñu ngi lay xaar dans le cadre de la tournée bi ngay pare bu mag a mag bi et dinañ continuer di suivre projet bu baax et puis ñu lay souhaiter surtout bonne chance et beaucoup de courage peut-être ñu jéem a xool Africa bi ba xam. Africa ça parle de quoi bien sûr c'est l'Afrique. c'est bien ça hein. waaw Afrique lay wax que ñun africains yi dañu war a booloo en fait. te bàyyi xam nga détails yi bàyyi wax ni voilà waaw xool ci ginnaaw détails yi moo ñu tardé pour man. D'accord. les Africains bàyyi critiquer. est-ce que am nga peut-être pour le gars yi mu ne suivre ci réseaux sociaux yi. maa ngi partout ah. yaa ngi partout waaw ci réseau yi yëpp. léegi gars yi nu ñuy def pour mun la jàpp. Instagram. waaw Facebook Twitter. Fakeba gars yi nu ñu koy bindee. Fakeba. Fakeba. D'accord. Voilà c'est Fakeba. À découvrir les gars, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et YouTube et tout ça, vous allez découvrir. En plus, elle est très belle. Donc voilà, on découvre un petit peu le son Africa et puis on va lui souhaiter bonne chance, Inch'Allah, Fakeba. Beautiful lady. Voilà, c'était Makeda. En tout cas, félicitations Fakeba. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. Et puis, une malay souhaite vraiment bonne chance. Merci beaucoup. On essaiera un petit peu de suivre affaire bi et puis dinañ ko gën a nandal gars yi. Merci beaucoup. Super, jërëjëf. Marwan Khabibu. Allez, tout de suite dañuy song ki nga xamante ne mooy ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy le bilan meurtrier nee na. waxtaanee li nga xamante ne mooy prisonnier yi un petit peu et puis c'est un artiste rappeur. Tout de suite dans Rap Wolof moo raw. En attendant BMJ featuring Samba Peuzzi. Dinero. Je veux la monnaie, la monnaie. Que de la monnaie, la monnaie. Je veux la monnaie, la monnaie. Que de la monnaie, la monnaie. Dinero, ça me compare mon argent, ma nigga, la monnaie, la monnaie. Je veux la monnaie, la monnaie. Que de la monnaie, la monnaie. Alice la moo tax sa paaru toog. Drogue su manqué kenn dootul lu si. Même gars lay di méngoo ak nu mu si ne la taxal ndax denculoo benn liquide de la monnaie, de la monnaie. Si tekki rek lañ ma condamné duñ deetu nu yore pour takk si mallette. Génne mer bi si biir hood bi kon fay ma si délai. Du ma des sans Mercedes. Ak gaale bu nekk si defes. Takk sam digg ak Gucci. Ay encaissé naa leen a meles. Yor ni kuy jobbe si yaawo. Poche fees odog si yaawo. Dugg sa carré pour ay don. Dinero on parle même langue. Di taayal koppar bu
bu ma nekk si crise dans les normes doo may tax ma giif amul benn ondu sama satellite su dee waxoo xaalis gënoo muuma yi Lamborghini yar si mili loolay gént guddi dundu yombul fiis amul ñibi chaque tëri miri double faye kubi jarul débat bis dinero agro si koppar ni ero mooy tax sa baay di gaale mooy tax sa maama bég si yow dinero ay brick yu dekk loo bu dul xaalis bul wax ak man ba fay ma sa maani bul saale je veux la monnaie que de la monnaie je veux la monnaie que de la monnaie dinero sam koppar mon argent ma nigga la monnaie je veux la monnaie que de la monnaie yogo sengem bi ñoo si lekk weccet ñu ni neen doon kot sa ay teen ba ñàkk baat am xaalis di job la ay diplômé succès baa ngi cicatriser léegi noonu yi dem teggi seen taat si gaz bi resum pis borom le 20 décembre tant que fàttew ma tiis yi fàttew ma dem mama yaayu milliardaire nga nar a doon bu ragal dara ñaanalal sa doon boo tekkee bëri ndey saan booy sa mère sax doomam laa nar a doon booy bi sàcc xaalis du ma mos a pap xelu Capo ak Pablo wa ne sam bopp comme Coutinho dabali yu goro siste bàyyi na ca bu ko bu dërëm staru Sénégal jàmm gën la dëkk lembo si tata naa ko def parce yaakaaru ñu doon xaar ma cubaloo million de vies ci son kabaloo bëggum dërëm tax ma wàññi rab bi rek taxawee daaju aju gis naa sa gel yee chill mais tànki comme sama iPhone X nga xool rek mu ubbeeku dinero agro si koppar ni ero mooy tax sa baay di gaale mooy tax sa maama bég si yow dinero ay brick yu tekk loo bu dul xaalis bul wax ak man ba fay ma sa maani bul saale je veux la monnaie que de la monnaie je veux la monnaie que de la monnaie dinero sam koppar mon argent ma nigga la monnaie je veux la monnaie que de la monnaie wax set ngay wër gis music gën duma chat dama dër gis music amul bàyyi indi justice music nigga rap jolof dafa tarxis music xametuñu real niggas wala fegi des fuck bullshit nigga jëlal dédicace ku ne tëgg beat génne ay style yu bees bëri puub mel ni biiru xar bu ñuy doog a fees MCs yi mën a duul xëcco it maker game bi mel ni tànn beer foog sa beat maker ku ne wote shit maker wala meat maker who maker jox ma daaj gis ko beat maker léegi rap Sénégal comme Nigeria MCs sele koko fuck hors série please big bëri déchet comme boucherie Operation Soldiers bi gaji sabe skills never stop that never stop rock never stop classic flavor never stop gis ko juddu tey génne projet mixtape album EP wala beat tape bind si sa Facebook nang ma koc tape rappeur koñ yëpp génne ay koñ tape ay parasite bënn katu tympan ñàkk expérience di si raytan fu ñu jëm ak seen style fileeg 6 ans di nga gis jagg mic yëpp rajo kankan this time classic bi def comeback dañuy sound wala movie like on back réer yi ngi daw génne dëkke zigzag na clash seen lobby teppil ñëpp gën flap sama bëm mu ngi si menuisier lamp faal papier moo si des ak tëbal Macky Sall oh yeah Sénégal are you ready for PA never stop li mooy skills capital skills never stop Yo, you got your boy Yellow ODD, Shy Yellow, you already know. Oli B, Gaza, Hong Kong. Rap Wolof Morao de 14h à 16h tous les samedis sur King FM 99.4. You already know, Yellow! Yo, salam everybody, it's your boy Yelzio, Jam Dongala. Rap Wolof Morao, tous les samedis de 14h à 16h. Dans le Dorfoleland, Jam Dongala. Rap! Bring wingi rap fring tingi jab yang mola Morgan booming bomba clock ayanaya what you know hey déglu King FM yow ngay wax wanang oxo DK ba Gaza Oli B Gaza jox la ay daaji lewal nga koy xeli sa brada
rap wolof moo raw maa nigga Olubi 14h 16h tous les samedis Olubi yaa fi ne wallahi yaa fi ne kenn du ko dindi Gaza Hong Kong 94.4 rap wolof moo raw El Jazz Boy Medina bi Olubi forever. Yeah, it's your boy Joe Beat live in King FM Radio 99.4 yaa ngi déglu rap wolof moo raw ak ma big brother Olubi Gaza. góor yàlla saa su ne nga war a si dëkkante di jaayanteeg sa life ba xool na xëy jàll respect saa su ne nga gis lu la yee ci biir life takkal sa dàll 99.4 xool noo ci King FM Olubi wow rap rap wolof moo raw buñ la ne rap wolof moo raw c'est parce que jolof moo graw tey si King FM 99.4 si ngay am kii la ak ki lir bi di tudd Baba ñaari MC yu bari fem Yeah, 1, 2, Killer Squad, One love for our real crew, Chris Squad, nitax leneen. Dédicace waa Fass. Medina wow rap. Li benn bonjour. Saxul. Respect for my real nigga OG Killer Dëgg Ba ani waa Rions Angle 6 ay ñoom Mam Cheikh Cekaza wow rap tey fii la ci King FM 99.4 Olubi danga koy am fépp partout dans le monde si 5 continents yëpp bu la rëccee Paris nga koj ko Algérie bu la rëccee Algérie nga jaaree Guinée fooy munti mujjee di nga am ba au Libye what up Killer bi di tudd est-ce que yéen a ngi chilling yooyu c'est bon waa Fass a ngi nii est-ce que yaa ngi chilling what up ku jaay juróom ñaari màgget boo ne jàkk sa maam xam njëgam big respect Michel est-ce que yaa ngi chilling wow rap disponible dans les lieux suspects King FM my man Gangster where you were my man Boom Ibrahima Balde where you were 11-6 est-ce que yéen a ngi chilling wow rap tànku dëgg sa cër mat na sëkk boo ko jàkkaarlool doo sëgg sopp ndax nit a la gënal sa bopp jaax ñi ñee kay bokk ndox du la wàññi ndax da lay gën a yokk doo jàmbat na xam naa ni lu am mat jooy loo di ko sante di ko doy loo seetlul nit lum lay yabee ndax doo dugg lu sa yoon nekkul jàmbur bay sàcc rest in peace for my real big bro Ousmane Ndaw taam Sénégal wàcce sa bopp daanu soof suufala nga sa bopp oyof te xamoon ni bés dina ñëw ñu yóbbu la ba Yoof yàlla na yéex rest in peace for my big bro mbokk Baye Fall Badou Prof rest in peace big bro Ado di ko may bépp ñi yàlla jot a faxal seeni ruu wow rap rest in peace Badou Prof Fall Fati Kan jaajëf kokoy Mr. Le wow rap yes I ñu teg la na 15h17 minutes acca la kontaan naa tey ci invitation bi maa ngi jégalu ñu xaw a tardé tuuti départ bi nii
mais dara dañ koy jàppaat en tout cas artiste nga déjà rappeur boo xamante ne gars yi dañ la nand bu baax a baax ci dëkk bi ak ci game hip hop bi et puis surtout liñ la gënee xam mooy que ne da nga yàgg défendre ñi nga xamante ne ñooy détenus yi porteur de voix nga tey nag dañu ne woon dañuy waxtaanee li nga xamante ne mooy le bilan meurtrier déjà ma bàyyi la nga présenté wu ci sénégalais yi ñi la nand gënoon la nand gën la nand ñi nga xamante ne xamuñu woloon découvrir yow yaay kan donc ma bàyyi la nga nuyoo et puis nga wax gars yi kan mooy la. salaamaaleykum maa ngi nuyu àdduna bi yëpp di nuyu waa Afrique di nuyu Sénégal di nuyu waa Ndakaaru di nuyu waa surtout waa Safa fi ma dëkk. di nuyu waa Medina Big Town di nuyu ñëpp di nuyu Baba ki liir bi di tudd ni tax leneen bi ma àndal. di la nuyu yow. jaajëf en tant que Olivier di nuyu waa bépp di nuyu bépp auditeur bi may déglu xam nga bàyyi ma kenn su ma limee juum. wow rap en tant que porteur de voix. ambassadeur de bépp xeetu yonent yàlla Youssoufa. passé code passé permis am licence de bonne conduite. yes ay jaajëf la dañu waxtaanee li nga xamante ne mooy bilan meurtrier c'est-à-dire boo waxee loolu lan lay firnde ci yow bilan meurtrier. bon bilan meurtrier su ma waxee daf may jox maanaam damay gis ni comme par exemple fan yi ñu jot a génn si ginnaaw rek. ñu ngi jégalu daal li fi jot a am si 2020 bi. si benn semaine ñu recensé 4 crimes yu gën a barbare. ci année 2020 bi te soo xoolee maanaam. loolu musu woon bokk maanaam si suñu maanaam amu fi woon sax quoi daal. mais léegi dafa commence à infecter. chez nous oui parce que chaque jour nga dégg rey nañ nit. xam nga scène de violence yi. n'importe quoi xam nga. rend nañu xale. voilà violé nañu diw. rey ko kii comme ça xam nga te y avait des xam nga y a des maanaam xaw ma nu mu koy waxee daal. oui mais pour yow lan moo waral loolu lan moo tax fi ñu nekk nii mu am recrudescence un petit peu ci violence bi ci li ngay wax yëpp pour yow lan moo ko waral et puis gars yi nan la ñu mun a jéem a peut-être jël ay matukaay pour saafara loolu. waaw loolu lu ko gën a andi mooy comme ni mu ko waxee rek mooy insécurité bi am ci réew mi ak surtout. lu gars yi gën a xamul tamit manque d'éducation tamit. surtout bokk na ci quoi. mais ak insécurité bi comprendre nga fi ma lay waxee. ak tamit ñàkk réinsérer yenn gars yi nga xam ne surtout maanaam ñu ngi doog a jóge kaso intégré ci biir société kenn réintégré wu leen bu ñu génnee dañuy gëlëm comprendre nga fi ma lay waxee ak ñi nga xam ne man la sumwaay ils sont xale yi nga xam ne ils étaient abandonnés par leur famille xam nga ñi nga xam ne dañuy mujjee dem di réfugier si yenn milieux yi nga xam ne après yeneen occupation la ñuy mujjee am yu wuteex seen wareef daal. absolument mais yow kaso bi lan nga ñu ci mën a wax parce que xam nga ko bu baax mus nga fa nekk ba génn ci ba tey yàlla def nga duggaat ci leneen ba nga xamante ne da ngay jàppale léegi ay jeunes lan nga mun a wax ñi ñuy déglu sénégalais yi par rapport ak kaso bi lan nga ci xam ak lan nga ci gis ne gars yi war nañ ko mën a def peut-être pour jàppale gars yi ñu réinsérer wu bu ñu génnee. waaw parce que Sénégal. boo koy xayma ñi ngi koy xayma si 192 kilomètres carrés. mais man je trouve que ni superficie bu ndaw boobu noonu est-ce que ñun soxla nañu war nañu am lu mat 38 prisons. Sénégal am na 37 prisons ak 8e bi nekk Sébikotane bu ñuy waaj a ubbi. ba pare tribunal de grande instance naka la munee ëpp prison. te tribunal de grande instance li fa nekk si juge d'instruction ëppul 12. juge d'instruction yi nekk foofu est-ce que ñoom ñëpp mun nañ traiter dossiers yi nekk si biir tribunal de grande instance. Dakar tribunal mi ngi am ñetti tribunal am 6 prisons. mais maanaam instant yi population carcérale dafa exagéré boobu noonu moo gën a développé loo banditisme. parce que la plupart boo xoolee ñi fa nekk. boo xoolee dans des mauvaises conditions lañ fa nekkee. ci côté lekk. waaw waxuma ko mais côté tëdd prison naka la waree mën a jël environ bu ñu la nee ay presque 1000 personnes. environ actuellement mi ngi jël ay 5000 personnes. surcharge 5000 personnes. parce que néegi boo xoolee dem na ba ay 48 je crois yooyu noonu. comprends nga fi ma la waxee 48 chambres. boo fa naree génnee ay 4 néeg yu mag. ak quelques néeg yoo xam ne yu yem la ak yu ndaw. da ngay gis ni instant ni
maanaam ni nga ko waxatee popularité bi dafa dem ba exagéré. les exagère boobu noonu ça nous permet gars yi du ñu mun a réinsérer gars yi. du ñu mun a améliorer espace bi parce que surpeuplement bi la. ba pare boobu ba tey gars yi nanguñu trouver benn solution. comprends nga temps yi maa ngi dégg benn solution bu waa rajo di wax. waaw mais boo xoolee d'une part ànd naa si mais bon. mais solution bi lan la pour gars yi mën a naan solution. mooy maanaam dañuy naan boo xoolee nañu légalise tux. bon chanvre indien parce que la plupart maanaam mandat dépôt yi li gën a feesal prison yi mooy chanvre indien yi. comprends nga fi ma lay waxee. loolu bon d'une part bañu moo ko mais ànduma si pour synthé ange moo tax may wax. bien sûr ba pare dëkk bu amul éducation naka ngay mun a légaliser chanvre indien man je trouve que ni loolu dernière solution la. dañ juutal solution yi dernière solution la. mais pour man génnee discriminaliser chanvre indien bi loi Latif Guèye. waaw loolu moo mun a andi 100 mètres gars yi nekk sur nombre ñu mun leen xam. créer ay espace utal leen ay occupation mun leen réintégrer réinsérer leen. suñu génnee ñu mun a reprendre seen place. dëgg la dëgg la est-ce que yow xalaatoo par exemple ñi ñuy jàppee pour benn joint wala ñaari joint wala benn paquet au lieu ñu dem di leen tëj foofu 100 mètres war leen dundal ak yooyu est-ce que yow xalaatoo la que peut-être ñu def leen ay travaux d'intérêt général ñu koy wax TIG c'est-à-dire mu liggéeyal askan bi dem benn hôpital ñu jox la nga bale foofu wala nga jàppale askan bi liggéeyal leen te duñ la fay noonu ngay fayee sa dette ba pare mu éviter nga bañ a dem prison lan nga xalaat ci solution boobu. bon man gis naa solution wu même su dul loolu sax mën nañ la door amende. waaw parce que su fekkee. mais amende da ngay fay rek dem ce serait bien gars yi di liggéeyal dëkk bi. waaw travaux en plus de l'amende voilà en plus de l'amende. waaw mais d'abord loolu li mu bëgg a expliquer mooy que ne suñ la tëjee rek. waxal ci mic bi. suñ la tëjee. waaw dañ la war a utal métier su fekkee amoo ko. formé la. ci métier. parce que waruñu la mën a tëj benn 3 ba 5 ans. après nga génn di taxawaalu ci mbedd bi. oui da ngay réer. mais naka nga demee mooy da nga doon jaay wala da nga am benn crime boo def wala da nga doon agressé ñi tëj la. bi nga demee. boo fa amoon métier peut-être boo génnee ci loolu ngay langaamu. waaw mais su fekkee amoo loolu nit ki li mu xam fa lay delluwaat. dëgg la nga noonu la demee moo tax nag instant yi ñu toll nii. wax ji moo ëpp jëf bi quoi. man gis naa ay politiciens ay gars yoo xam ne ay bon ci kaw lañ nekk quoi. dans les normes ñoom suñ duggee foofu. waaw ba génn. dañu war a su fekkee dëkk bee leen tax a jóg. waaw dañu war a ñoom jël foofu exemple xam ne lii nii dans les normes waru demee nii parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ et puis ñun ñëpp ay nit lañ même su fekkee dañ def erreur parce que nit ki. boo ko jàppee. da nga ko war a corriger. dëgg la mais pas nga koy détruire. dëgg la parce que bëri na ñoo xam ne. mais imaginez benn juin nga nekk ci koñ ñu jàppale étudiant comme ça. bëgg la tëj benn 1 mois. ba pare su fekkee dañ la tëj ñu tëj la at ñoo xam ne yéen a bokkandoo au moins niveau de deal. mais dañ lay tëj ak ay kayit. ay raykat xam nga ay braqueur. de ce fait soo génnee foofu mais tamit. amul segg quoi da ngay mun nga gën a fëdoo. sax ngay gën a dof. oui for real. léegi xam nga nu ñuy def 15h25 comme tam ay rappeur ngeen. dañuy mosaat son bi nii après ñu yeggali waxtaan bi ah. waaw dee na aywa. bii mooy Sikima Lakkandoo. bañ ku ñu yàpp bañ ku ñu jànni bañ a dégg xam bañ déglu suñuy noon seen lam ñu ñaaw bañ suñuy am di jàmm dañuy dégg suñu ñaaw ñenn ñaa ngi yàkkamtu la dal bañ yuuxu ñaaw tax doo wax noonu nga yoroo xam nga rek soo xamee li nga xam bëgg ci ndam ñi gis ne yoroo ngay gis ne démb foo feeñu teeru la tey gisatuñ fa dara ba tax ñëpp a tëru ba tax faaleetoo juleetoo wóoratuloo ndax wóoratu la li woon démb dina dikk tey kenn wóolootu la ci mbedd kenn woowatu la soo doxee añ reer kenn sóoratu la xaj sax mboowatu la non mais il faut nga jaar ci gaal yi ndax gis nga ne léegi kenn faaleetu la ko waral Sikima Lakkandoo métti di jamono ko yëgandoo tax ñëpp di ci suuf Sikima Lakkandoo wow rap si baba ngay am foofu en direct sur King FM Mr. Le King FM 99.4 bu la rombee ñàkk nga yow bëgg a def amoo dara gënu ko tar sa xel dem ci mel na dañ lay teg yar yaa xam nu mu lay dikkee nee na ko jaay juróom-ñaari màgget bokk loo diggee mu metti ba nga dugg ci gaal bi ngay diigee fiñ lay fichier tubaab yëpp la fichier bul xaddi
même sa mère soo buggee jàmmam na la jaral nga nekk jàmmam ndax barke gëm am bul xaddi même booy siroteeg booy coppi xam naa nu mu mettee disponible dans les lieux suspects même booy dégg ci mbedd wàññeeku nit su xamul fa mu jëm day wàññeeku fàttaliku demba ngir tey mu mën a def ba ëllëg mu dem ba ngi wax ci lu baax ci paate wala demba teg King FM ku nekk war na mën a xam ngoru xaatuuram ki ma laakandoo moo xew ci jamono ku nekk la nga yeewoo est-ce que am na bi ñu jóg fu laal jël xëy ñoo ko moom bu pas li ngay defal rap si ki ma laakandoo jéggi raay record nekk yow dëggal nit ki loo gëm war lañ la ci Serigne Cap Pro ko ëmb war nga mën a tay yenn lépp li nga ëmb uti leneen loo bay bare ba yoon bi képp ku fa jëm mu mën a bay ndax dëggal loo dem am na fooy yem dara warul la cee yem ñoo ci bokk yem dañ ñu teg ci benn bokkal ba pare respect ma man boom teg bugul bokkale ba pare yow what up ñi bëgg kala waay cartel underground Gelwaar di xool li may laaj est-ce que jar respect ma man mi Madina ngir ñaani dagi ba where you up babul muridina ani gens es gangsta waxal waay yali bay suñu waru di ko may ñoom Ibu si siki malakando siki malakando xew ci jamono ku nekk la oli bi ngay am foofu may DJ squad Mr. La waxal waay fu la tere wax loolu sama gaay rap di ko may sama gaay rap ñoom Papa ñoom Matar Faye yàgg na ñoom Mbaye ñoom Lël Tima joyeux anniversaire est-ce que yaa ngi jëli wala boog wala booges bande ñoom yoole est-ce que yéen a ngi jëli waaw ci dëgg bi ngay aw ragal loolu yes ay en tout cas gars yi nice na il est 15h30 da ngeen boo rap ji ki nekk yaa ngi tege est-ce que yéen a ngi jëli boo rap waa Fass ngi ki liir bi di tudd Killa ñi ngi dëkk Fass quartier bu bëri ay laskar genre Pablo Escobar fa jigéen ñi bare fu ñu far fa góor yi bare man matal seen rôlu far teg ko dem di dóori waar mbokk du dama lay waar wante xam nga rek en tant que nit ak leneen ba damay def li ma war I don't give a taalibe maa la ñuy dundee ku ci bëgg la leer xam nga fi ñuy fekk dañuy jël naaj bi di ko nitee bépp a fekk bu ngay jàpp fu mu gën a yombee koj ñoom dumbee wala awa yombee yooru jël lu ñu yor booru du dama lay tere wante gëmal na yu bëri soo koy def ba dugg Fass fa ngay teeree ndax fa la ñuy jël sa def ko suñu soosu cere ñëw andi la King FM ñëpp ñëw ñu reer woo rap ki liir bi ba ni tax leneen la Killa Squad jëlal est-ce que yaa ngi jëli Killa quoi dëgg la métti na nga yàgg ñafe jiituwoo teranga sénégalais dafa sarveni boo soxlaa jiituwoo teral nga lu dul hip hop gondiwuñu duñu juddoo si teranga Killa bu doon sax lu mu yenu di suul nan sénégalais bëggu réel day suul nan na géej gi fer robinet tëj teeni fàttaman la Killa bu daali desul nan yàllaa ma fay sama cër ma doon si titulaire mooy sama matière dafa ànd ak tuuti leer moom la sama takkandeer ba ñuul nag dafa takk ci der bu ñuul nañ ma rendi xet bu ma musa teel ku ma xeet na fonk suma xet su ma gessoo ñi repp lay seet sama askan tax may gën a gëstu represent buñ fi xas kenn woo rap ay di ko may bépp hër bépp nigga moom ngay am si King FM 99.4 avec Oli B hi Rata Squad my MC budul bay bind bay tubax Biggie ñoo empoisonné Bob Marley rey Tupac ak Biggie
séntu ñoo ci un franc sama son la ki franc si maçon la kënal ma ki ñuy naan un franc maçon la këmuñu ku koy def te dëgëraloo bi bëgg a téye gros lobby du tax may nekk défiant di signé si ay gros lobby mbedd la ñuy sëkkatoo mbedd la ñuy sàkkatoo temps bi kenn considéré woon ay mbedd ngeen sa géttoo lam buñ la wootee ngeen doonul tax ngeen di woote li ngeen doonul képp maay dul teewal lu wuteex li ngeen dundul dañ ko diwoo naanu ñu ko duñ ci xoo naanu ñu ko ñi ngay dégg gën fi ñaaw bind ndaw rab bin cekk si takk bin bin di fecc ndaw rab bin ndax dañ koy cagatoo li ñuy jaay bajo bu rëy la ñun ba kere ñuy tàggatoo duñ ko musa baa joobu réel la bu méttee ñu doon ay soxla neef si ñu bakkeen am te bu rab bi soxlee naf si ki la rek a bëggul bakkenam bokk la ki nga xam ne tànk fenoo micro koy rob mooy góom bu faaleel micro ko rob hardcore lay teewal bu deewoon di yéen xamal ni micro ko rob est-ce que yéen a ngi jëli wow rap killa aha baba wayu wa ñëwal jiyee man su dee niñ la ko waxee neexu la yow est-ce que dee nit ñi doxe wala waxe moo la neexul wala nit ñi solo suñu réglé moo la neexul wala lu ñu am nga ñàkkoo tax nga xeeb ñu wala li nga am ñu ñàkkoo tax nga xeer ñu yàkkamti occasion boo am weer ñu boo xoolee matu sax weer ñu àndandoog yow foo ree àndandoog yow fóot di weer sa fóot bu tilim ñu taxawee sa omo javel soo clean bëgg rek nga ne oh clean lépp lu ñu def suñu waru gar la ndax joxe du ñuy forcé waaru gor la waaru nit soxlawul xool jigéen la wala góor la ñeme ko même suñ la diggee jaasi gor la nit ak leneen xam ñu wóorul non xam ñu wóorul nigga ay ma nigga affaire yi nice na trop di leen fàttali ne le Killer moo fi ñëw ànd ak timam bien entendu ñu waxtaanee un petit peu li nga xamante ne mooy situation prison yi insécurité ci dëkk bi le dama bëggoon nga tegal gars yi souvent dañuy wax dàmbaloo ak paquetage boo munee firndeel gars yi mooy lan exactement. bon dambaloo mooy loo xam ne bon ci biir chambre yi lay nekk day def 1 mètre et quelque. comprends nga. ay 1 mètre peut-être 1 mètre 10 wala yooyu ay 1 mètre 20. dambaloo si kaw nit ñi dañ fay tëdd. si suuf nit ñi dañ fay nekk si suufu dambaloo yi la ñuy wax pokot. pokot mu ngi jóge si le mot pokotaan. c'est comme sa suufu table boobu fi nga teg say tànk rek. noonu la fa nit ñi di paqueté woo mais yooyu yëpp jàll na am na mais. pour lancer alerte xamal ni waa Sénégal. gars yi kaso amatul. tëdd ku ñu xam loolu gars yi ñi ngi jóge si tëdd dem si jonkoñ dem si toog léegi ñi ngi jëm si taxaw ndax bu guddi jotee ñëpp dañuy taxaw pour nelaw parce que situation carcérale moo demee noonu moo compliqué voilà parce que lu waral loolu mooy loi Latif Gueye bu ko gars yi di voté waaw gars yi dañ ko voté application bi ñu def ko pour les trafiquants locaux mais bu ñuy voté loi bi je crois que ni préciser wuñu ci quantité ba de ce fait que ni suñu gisee kenn ku taxaw fenn taal joint waaw joint boobu képp ku mu dugg sa bakkan bu police ñëwee képp ku xeet bi dugg sa bakkan da ngay dem parce que soo demee yow mii moom joint bi di ko tux boo jëlee sa responsable ne maa ko moom ñii moomuñu ok c'est dans le PV dañ koy bind mais duñu bàyyi ñi moomul même ñi moomul dañuy dem loolu mooy détention collective dafa ànd ak loi boobu doy na waar détention collective la ñi moomul dañuy dem kooku bu demee ba si kanamu juge bi waaw lan la code pénal wax la responsabilité individuelle bu taxee assumer les responsabilités am ne maa ko moom ñi moomuñu juge bi moo am droit bàyyi leen ñu dem voilà bàyyi leen mais policier bi bu dee alkaati bi wala enquêteur bi da koy bind ok waaw nee na moom ñii moomuñu mais du tax mu bàyyi la yow sa xalaat def loolu dañ ko waroon dindi pour au moins bañ a di engorger li nga xamante ne mooy parce que loi bi moo baaxul du engorger bi même alkaati bi système bu muy maanaam bu dee investigation si kaw loi bi la koy mën a teg bien sûr comprends nga parce que la plupart boo waxee dañ lay ne ñun suñu bàyyee bu demee si kanamu juge buñ ko laajee day ne kuñ ko bàyyi moo ko moom lu tax da leen jox xaalis ñoom loolu tamit bon dañ siy profito d'après tamit seen boulot quoi ñoom ñoo xam ni ñu koy fee mais loolu mooy waral bu benn tuxkat daanoo indaale 7 personnes ak moom benn trafiquant buy ñëw indaale 4 personnes wala 5 léegi loolu noonu mooy gën a reproduire produit innocence bi nekk si biir kaso bi ba tax parce que prison dafa am prévention am détention 100 mètres prévention la maanaam c'est pour les inculpés ñi nga xamante ne dañuy xaar ñu àtte leen voilà les inculpés mooy maanaam les accusés parmi les accusés il y a des innocents parmi les accusés il y a des coupables
et puis les innocents sont plus nombreux que les coupables maanaam ñooñu noonu instant ni ba tant que taxawuñu maanaam tribunal ñu juger leen maanaam ñu ngi en possession d'innocents ba léegi ay innocents la leen mun jàppee parce que leen fa téye pour xool seen ay këyit ndax li ñu leen toppee ñoom la quoi. dëgg la bu doon yow loi bi lan lañ ciy laalaat wala lan lañ ciy loi bi benn affaire la rek mooy nañ discriminaliser chanvre indien bi loi Latif Gueye parce que du drogue du drogue bu non du maanaam drogue bu excessif quoi. drogue douce la du drogue dure comme ay cocaïne méthamphétamine yooyu noonu voilà comme ça yooyu mun nañ ko criminaliser parce que bon ok ñu dindi ci li nga xamante ne mooy pénalisation biñ ciy def voilà léegi parce que il te faut parce que nañu waxtaan juge d'instruction yi bariwuñu 3 tribunal moo fi am Boston bi nekk Guédiawaye Tëngéej ak bi nekk fii ni ñu ko waxatee tribunal grande instance déggoo li ma la xanaa tribunal grande instance moo ëpp prévention maison Rebeuss 100 mètres mat na ko 4 fois tribunal bi amul lu ëpp 12 juges d'instruction combien de dossiers juge d'instruction yooyu bu dul seen service bu dee amuñu yenn occupation familiale ñu wax ñu wala ou pas na état renforcer juge d'instruction si cabine de percussion yi pour dossier yi mun a gaaw wala ñu jël chanvre indien delloo ko flagrant délit après si biir loolu noonu dinañu mun a gañewaat benn temps kaso di jël suñu noom après ñu mun a réinsérer xam nga soxla espace yi améliorer ko ñun ñu mun fa andi ay def fa suñu ay culte ba si yow Olivier pourquoi pas c'est yenn affaires yi nga dem ba bi xam nga seeti gars yi comprend nga fu ma lay xeex dëgg la xam nga loolu c'est pour soulager leen quoi parce que ay nit la ñu ñoom dañ soxla loolu comprend nga fu ma lay ba pare nag gars yi tamit instant nii comme mu ñu songandoo lépp solution yëpp parce que man instant nii lépp lu am si milieu carcéral wax naa ko dëgg la c'est prévisible mais léegi yow koy waxaat rek yow lu tax par exemple munoo monter association boo xamante ne gars yi bu ñu génnee nga peut-être ñi nga xamante ne amuñu nu ñuy réinsérer woo nga jàppale leen gën a officialiser affaire bi Slam Redemption ñu ngi si all right ok Slam Redemption xam nga tam gars yi réinsertion sociale ñu bari dañ koy wax mais xamuñu ko bëggoon naa nga dugg foofu tuuti avant la réinsertion sociale c'est la réintégration nit balaa nga koy réinsérer da nga koy réintégrer ci société bi waaw parce que am na yaa une mauvaise œil bu ñu lay xoolee boo jógee prison surtout say mbokk sa kër sa koñ fépp bandi la kaso la jógee bët boobu noonu lu ñuul noonu la ñu war a njëkk a raxas mu doon bët bu weex ñu xam ne kii bon dafa amoon erreur pour que l'erreur xam nga ne se xam nga fu ma lay voilà bien sûr voilà et parce que et puis il y a une chose bu ñu la nee réinsertion sociale c'est pour la vie après son emprisonnement comprends nga fu ma lay xee si biir kaso bi la war a tàmbalee comment on peut réinsérer les gens et puis il te faut combien de temps pour réinsérer un homme parce que réinsertion sociale c'est pas éternel comprends nga fu ma la xee ñun lu ñu mun def nañ ko Slam Redemption mi ngi fii on a nos projets yéen a ngi Fass voilà Fass est-ce que gars yi mun nga jox peut-être est-ce que mun nga jox benn link koo xamante ne bëgg sama numéro waaw sama numéro maanaam renseignement carcéral si laay liggéey tout le temps pour ku bëgg a jokkoo ak yow voilà dañuy am ay mbokk bu ñu jàpp wala sa xarit sa frère boo ko bëggee seeti joxal gars yi link bi 76 944 43 34 je répète voilà 76 944 43 34 d'accord voilà boo leen soxlawee la wala et puis y a un message moo war a joxe parce que Jelmaani yi ñoo ma ko wax quoi dañu ma yónni vraiment parce que lu mel ni Sadio Mané Youssou Ndour Wally Seck Gorgui Sy Dieng ñun vraiment neexul ba neex seen ay fans ñi ngi fa fees fa dell vraiment soxla nañ seen teewaay foofu quoi laaj ñu leen bekku suukar wala bekku biscuit mais le fait que ngeen ñëw foofu rek da leen di gën a soulager support gars yi et puis voilà da leen di gën a xam may ni maanaam une seconde chance pour xam nga buñ fa jég génnee seen xel bañ fa nekkaat ñuy dellu xam nga si lu leen fa andiwaatoon daal dëgg la parce que waaw mais sa copain bi moom sànq am na loo ma doon dee waaw mooy tur bi nit ak leneen waaw en fait dañ naa créer benn crew ci mic bi dañ naa créer benn crew boo xam ne dañuy ñëw retour aux sources lay doon d'accord voilà ñu delluwaat ci parce que mënoo nekk rappeur ba pare nga ne yow nekkoo ko engagé mënul nekk il faut soo nee rappeur nga rek tu es quelqu'un koo xam ne engagé nga waaw et que tu es la voix des sans voix léegi nag dama remarqué actuellement nii loolu nekkatul loo xam ne nii dañ koy prôner mais comme que ñun nous sommes les gardiens du temple dañ ñëw pour apporter suñu pièce à l'édifice voilà indi suñu couleur
indiwaat li nga xam ne moo fi manqué xam naa dina bëri ñoo xam ne après nañ ci mën root. noonu la demee quoi léegi actuellement nii ñu ngi nekk en projet. waaw pour nu mu dee moom dañ mën Sénégalais yi benn mixtape. minimum incha allah kañ ngeen ko prévoir. instant yi nii moom ñu ngi ci enregistrement yeeg yooyu. est-ce que li ñuy déglu nii am na son yoo xam ne daf ci bokk wala lii beneen projet la. non lii beneen projet la yi ay projet la yoo xam ne individuel lañ ko defoon mag moom. d'accord yéene ay affaire la yoo xam ne. dañ bëgg rek mu suñu mooy loolu. maanaam bii di ñëw projet bi benn mixtape wala maxi bu ñuy job la c'est pour prouver que ni comme moom ni maanaam suñu carrière. waaw. bon yàlla dafa dogal ñun depuis boobu at lu ne ñu ngi koy jéem di ko def dem ba teg benn empereur hip hop chaque fois ñuy jéem di mun mais xam nga jaam def rek la mun li si des si loxo yàlla des dëgg la léegi dañu bëgg a wane ni gars yi foofu ñun suñu carrière comme parquet muuma quoi day bëri renvoi gis nga muuma buñ ko naree jugé parquet nu muy bëri renvoi right sama gars yi nañ mos bi ba xam Mr. Le Killer en direct fii ci King FM première radio digitale du Sénégal yaa ngi am rap wolof 14h 16h every Saturday bi mu ngi tudd yuuxu askan wi doy na waar bi yuuxu askan wi musique bi doy na waar macha allah di ko may ñoom Fall tey la seen anniversaire di ko may ñoom Dieng King FM, première radio digitale du Sénégal. ku nekk li ngay jéem li ngay ñaan yàlla am ci ndam. yàlla rek moo xam. bépp jaam bu ci buur bu ci góor bu ci jaam. only God kenn jëjj ni. bugguma ji ko fer càcce be. rek nga teg ma sa sàcce be. mu jum jamono di taxawee. ñi doole wow dañuy yokk di wàññi wax di wetti yaree ñu wax waxet del mësa di dawa respect même yu bëri ngay gis yu lay bet mais ma def la waaye sëf la ma meen yaali ma meen ji wow rap xamuñu kañ lañ gis ñi génn yaa ngi ci biir ñoom laay wax yàgg feebar yi leen yàgg sonal ba léegi amuñu lu ñu fajo ñoom laay wax seen yuuxu askan wi King FM wow rap seen yuuxu moom daw na yaram ñoom laay wax petit kid seen yuuxu nous sommes les voix des sans voix pañ na ma lool bi xaar yi ñooy baatu askan wi askan wi sonn nañu lool amul ku leen waxal amul ku leen kaasal léegi borom bopp bi day ñàkk waaw ku jóg sàkke tooleen léegi di signé di traay di jaxase loo lépp li nga xam lu baax soli ijab di crime terrorisme rim ki julli di asal oli bi waxal gaay wax si longue détention bi waaye alif jëlal amuñu posé wala wari ndeysaan gaña loterie wala pari di sàkketoo dina bu jàmm yëkkati siri ba pari wërëb abo ñenn ñi ut si xaalis ñenn ñi bëgg a wër àdduna jaay seen alaxira jaawaat la taw ak raw ñi yàgg ak feebar yi leen yàgg sonal ba léegi amuñu la voix des sans voix come on man amul mbokku autorité wala micro bu ñuy taxaw wër rap si digg ñankatang bi Michou seen yu wow rap est-ce que yaa ngi cëri ma man Max Bari bëgg a faalu yéen baa di ko may waa cité FAO Capa Cosmos Benteñe Bataaxal faas nag Casier terrain parce que Cosmos non la Corogne what up yes I for real gars yi 15h54 dese nañu encore 5 minutes yoo xamante ne am nañ ko balaa ñuy jeexal lan ngeen bëggoon peut-être finaliser ak bàyyi ci nopp sénégalais yi ak ci loxo sénégalais yi ñuy déglu actuellement lan ngeen bëgg a clôturer waxtaan bi.
man d'abord dama bëgg ñu bàyyi di wax ay Sénégal tey jii nii xale yi dañu yàqook Sénégal tey jii nii nañu xool démb ak yooyu noonu affaire yooyu li ma bëgg ñu comprendre mooy que ne mag yi nga xam ne ñoo fi newoon ba jógee fi ñi jël seen relais aayuñu parce que suñu aayoon tey jii affaire boobu day continuer di perpétrer wu ay mais ñoom seen bopp ñii wax naa xale yi ñooy loolu ñoom seen bopp ñoo aayu ñoom ñoo toppul li mag yi doon def moo tax tey jii nii affaire bi explosé parce que mbedd dafa daan am ni nga fay waxee sa biir kër am noo fay waxee léegi nag mbedd bi dafa dugg ci biir kër gi ok ba pare gars yi ubbi buntu kër gi bàyyi mbedd bi dugg te demeewul woon noonu dëgg la dafa daan am ay pas allemand way dëgg la pas allemand boo gis da ngay gis ay doomam ak yooyu yëpp dañ ko daan teg si yoon way bu baax sax li nga wax ne am na solo yooyu amatul nañu gars yi nañu jël booy am seen jot parce que dañu amoon ñoom seen jot ba tey jii ñu nekk ay mag nañu am jotu booy et que ay affaire uti xaalis ak damay uti lii ak dële lii ak lële li ko ëpp valeur mooy booy bi li ngay def ci moom ay bàyyi leen di jël étranger mu leen di yaral seen doom loolu mooy tax après da ngay bëgg reconnaître kii sa doom la fekk defoo ko ci moom étranger bi moo def ci moom li nekk ci moom sa doom yow yaa mën a def ci moom li war a tax suba nga koy xool di gis sa doom dëgg la mais su fekkee da nga ko bàyyi étranger defal ko yaa xama lu la ci fekk yow la su ne da nga doon joobi moo tax am ut sa excuse yow la Sénégal yàgg na am décor nit ñi yàgg nañu di reeree ruy wala fonde wala sombi te pourtant coow daanu woon jib parce que lu tax nit ñi dañ mënoon muñ mais muñ boobu moo jeex gars yi bu ñu gëmloo ñàkk xaalis la wala yooyu Sénégal yàgg na ci bekkoor du ñàkk xaalis bi affaire bi xam nga lan la gars yi dañu bëgg di dem ak seen xel bu libre te fii kenn libre loolu laa moom lu may maye for real la kii la ma bàyyi la nga tëj jàng yi bon man Olivier lenn laa la bëggoon wax parce que bon il ne faut pas plus de temps pour ñu mënoon ko wax bon xam naa peut-être ñu bàyyi ba beneen rek inch'Allah bu si xajee bon parce que da nga wax bu garaaw quoi ne gars yi instant nii emprisonnement wu booy seen mandat de dépôt yu bëri lu tax Sénégal mun ñu si bénéficier wu comme li ma doon wax rek mooy ñu créer réduction de peine pour l'intérêt de nos biens publics et de la nation mooy ku juum liggéey réew mi bu ñu la jàppee comme par exemple bu ñu la tëjee benn 1 mois comme munoo bàyyi yenn consommation chanvre bu yàlla defee ñu tëj la 1 mois boo liggéey 15 jours yoon bal la yenn 15 jours réduite peine de voilà état détenu nag mun na liggéey mais mënul créer chantier public état mooy jéem a créer loolu bu boobaa nañ jéem a maanaam nañu mun a développer si côté infrastructure xam nga nañu mun a développer si agriculture te loolu bés bu amee rek xam nga développement day yomb pour mu am et puis tamit y a une chose mooy bu gars yi di fàtte éducation quoi parce que pour man meilleur héritage c'est l'éducation bu parents yi fàtte si yar seen doom bu ñu taay quoi ba pare surtout booy yar te doo veiller si sa éducation doom amul sens quoi na gars yi di gën a veiller seen éducation doom di am suivi voilà parce que ñun suñu bëggee pour man ku toog di naan Sénégal ëllëg kuy njël maanaam développement Sénégal ku koy séentu pour man xam naa ne ku koy séentu rek pour man ci xale lañ ko war a tàmbalee parce que protection des enfants mooy andi xolo pour leurs avenir loolu mooy suñu ëllëg suñu maanaam développement wu réew loolu mooy suñu avenir mooy suñu lépp kon nañu jéem a xam xool nu ñu encadrer xale yi si seen étude comprendre nga jéem a tamit xool nu ñuy def ba motive mauvaise influence quoi parce que ça commence à xam infecté dans nos sociétés chez nous et puis xam nga pour mun a tamit xeex sensibiliser gars yi li jëm si délinquance te banditisme xam nga gis nga temps yaa ma gën a xam dëkk bi nu mu demee si waaw chaque jour nga dégg ku ñu rey te loolu ñun gënul ñu daal bien sûr ok super merci beaucoup en tout cas le Killa c'était un plaisir de recevoir le film di nuyu waa Slam Redemption mouvement bi xam nga di nuyu sama assistant Boum Ibrahima Balde du nuyu membre yi ne si mouvement bi du nuyu ñi nekk ci jeel ñu tëdd yàlla def ñu tëdd lal hôpital yàlla teg leen tawat voilà ñu nekk ci nattu ñëpp bàyyi ñu kenn
voilà merci beaucoup seen émission la woon rap wolof moo raw ñu ngi ci 16h donc damay obligé delloo antenne bi mais c'était vraiment un plaisir xam naa ne dinañ yeggali waxtaan ba RFM rajo Futur Média fan yi rek dinaa ko kale inshallah ñu jëm ko yeggali saay boobu ñu ngi lay xaar et puis di la remercier ci porteur de voix bi nga nekk am na solo parce que askan bi nga fi nekkal te dañ koy soxla di la remercier yow ak sa team nit ak leneen baba waaw di nuyu waa Silinka Pro voilà suñu label bi waaye yes ay et puis may jox sama gars yi rendez-vous demain 14h dinaa fi nekkaat ak yéen ci sama émission reggae bi dancehall passa passa mu ngi tudd Gaza City ça sera demain dimanche à partir de 14h jëmale 16h beaucoup de sélection et puis beaucoup de nouvelles tracks yoo xamante ne Makanji ak d'autres artistes jox nañ ma ko ce sera pour demain merci beaucoup et bon week-end à tous. best ci kaw ci kanam lady yaa ci des mais guichet fermé sax sëji na ko gën a fees am the newest boy naruma def lu xees yàgg gis say niggas def ay bitch move affiché ko boy dawal indien ci suuf déggal dégg aw ma temps discours ci sa xel mus nga ma seex ni ay kiss cool yee ci gàttal yaa ngi seeral maa ngi lay beral loxo yaa ngi compté bépp like bu ma teg sa photo yaa ngi compté bépp snap bu ma ubbi dofo tegal ko sa copine yi kii mooy mauvais garçon mais chaque jour am na heuram comme ay information fu mu toj fu mu tàngal fu mu génne glaçon dara gënul tàng waxtaanoo jigéen mais mun na gën a tàng yow baby dama siiw yeah jarul ngay jaay niru mag diw fu ma seeni lépp nice baby dama siiw yeah jarul ngay jaay niru mag diw fu ma seeni lépp nice niru mag diw yeah fu ma seeni lépp nice niru mag diw yeah fu ma seeni lépp nice dox ba daje loolu amul filtre waxtaanu dem ak bëri fit shorty dama siiw dama parano let's keep it real old school super jamano munoo bëgg a bandi ragal li ngay fil ok ma teg loolu sa lamiñ foog ma teg la dil foog ñu teg la tey ak suba di ko chill gannaaw suba nga may nam non bu ma miin xam naa ne may sa coach waaye du régime xam nga lu ass fat ànd ak taille fine sa bës a bes tax ay bët yu bes tax di la xool guddeeg bëccëg ba nga jeex tàkk cata gaaw góor yi ñëw rek gën a gaaw ngay gën a tooy ñu gën a bëgg a taw sa kaw kon soo xamul sa doole baby yow la neex may naa la smile xool yu dul jeex yeah gaar soo gis la léegi maa ngi xool sa mbëggee la muy ñettal léegi du ma fàq staalu gaar soo gis la léegi maa ngi xool sa mbëggee la muy ñettal léegi du ma fàq
yàgg maay doon kii jëlbe man soobu naa ci géej mambulaan bi man fee rek mbaade ku juddoo ci tàggu foog nga jéem a naaw même say làpp ñu tooyee waaye ku juddoo ci athlète foog nga jéem a raw mën ngaa doon kii jëlbe man xamoon naa ni lu mu yàgg maay doon kii jëlbe man soobu naa ci géej mambulaan bi man fee rek mbaade ku juddoo ci tàggu foog nga jéem a naaw même say làpp ñu tooyee waaye ku juddoo ci athlète foog nga jéem a raw mën ngaa doon kii 1000 pas 1000 pas 1000 pas nel 1000 pas 1000 pas 1000 pas 1000 pas nel 1000 pas 1000 pas 1000 pas 1000 pas nel 1000 pas 1000 pas 1000 pas 1000 pas nel 1000 pas man xamoon naa ni day kumpa moo la doon rey ci man nigga yow cof ka 1000 pas nga bëgg xam dellul judduwaat nigga yow biiru cuuj nga yor cof daw li ma yor xajul sax si gëléem ab salon du pantere nañu marqué pas pas à pas ñooy man xamoon naa ni day kumpa moo la doon rey ci man nigga yow cof ka 1000 pas nga bëgg xam dellul judduwaat nigga yow biiru cuuj nga yor cof daw li ma yor xajul sax si gëléem ab salon du pantere nañu marqué pas pas à pas ñooy 1000 pas 1000 pas 1000 pas nel 1000 pas 1000 pas 1000 pas 1000 pas nel 1000 pas ñooy 1000 pas 1000 pas 1000 pas nel 1000 pas ñooy 1000 pas 1000 pas 1000 pas nel 1000 pas ñooy 1000 pas 1000 pas 1000 pas nel 1000 pas ñooy 1000 pas 1000 pas 1000 pas nel 1000 pas 1000 pas 1000 pas nel 1000 pas one way to eat them Tarambera squad Tough sound record lyrics beat yeah beat one way to eat them one way to eat Mil pas music Tarambera squad one way to mix them what's up yeah what's up love number one oh what hit back wow okay it's all for you Tarambera squad Souleymane Sonko yow laa ko may de yaa ñu wat ba ñu rafet nii my man Cherif yeah okay xaw ma best Olivier so okay wow hey miliki la nigga dolli waay fang dada bu ko jekki waay bul si su boy nigga kaay waay mama ngeet rap nepp seen rap jeef seen nap seen king bangi double M moom lañu taani bëgg bañ rek nangu budul kaw lal jame daanu ay maa xama bes xale yi nee nañ foog la res yaay ki ñu taal ñoo la fay fekk race maa ngeek marteau sama loxo droite ak turel sama loxo gauche seen game bi lay toj rek pour rek dugal ko ci France pare tabax sama château palais ma restale comme que dangeen kale fël-fëlaale samay couple damay cop sa leer bi cop sa lekk whatsapp jox la baby pare rey la ren di jéggi mais o fañing fañ ca waa ca fañing fañ ca waa ca King FM o fañing fañ ca waa ca fañing fañ ca waa ca maa xama bes nañ ko wax te dee ñii may seen boss nañ ko wax te dee ñii may seen buur e nañ ko wax te dee ñii may seen boss ñii may seen buur ñu wax te dee maa xama bes nañ ko wax te dee maa xama bes waaye nañ ko wax te dee maa xama bes nañ ko wax te dee maa xama bes ya booba léegi maa ngi lay scienceal lu ma lay géemal da nga ci mënu ma la maasal deret xajul sa bopp bi da nga tuuti man la pala may kii bu ma yàqal sama alanduuti xanaa ba sonn te gisuma lu la nga ma dugal ci biir ñu sonn ci trap bi sans musique li ma gis ne xaw na ma jommal te ma gis ginaar ñàngal maa ngi baga di ko tas kambak ñun fa ñu fare kenn du ko tong xanaa ñu rëbb fa ñëy wote ñu rambe ba yegsi fi ku saña ne foofu ci ndey amu ñaak duma maye dara tàng di lakke ba demale sayam si dibi bébé so toggati daxin nga defal ma lingaw